itam ak samay doom yu bàjjeen ak samay doom ak samay ñun rek a fa dëkk nag keneen dëkk fa ku dul suñuy mbokk. Maître Abdoulaye Tall Mbour moom waa mais fi bëri fu mu wala. xam nga Mouhamed soo ma ko posé noonu ñu bëri duñ comprendre le problème may fàttali gannaaw ba ma massawoo ñi nga xam ne dañoo nekk ci njëlbeenu nawet daanaka tawagul sax ñuy commencé dund lii ñooñu massawu leen lu jaadu la di fàttali sénégalais ñooñu saa yu asamaan si xiinee seen fit seen xel dootul dal seen fit dootul taxaw soo ñëwee rek ne ma fii inondé wutul rek dama naan kon loolu Sénégal duñ comprendre problème bi d'abord dañoo nekk si njëlbeenu nawet may wax ni Dakar ñi fi nekk su ma juumee man ngeen ma rectifier daanaka benn taw bu am doole la fi tawagum benn taw bu am doole la fi tawagum yeneen ñaari taw yi mu fi taw yëpp daanaka ay tawantu la rek te yaakaar na su ma juumulee taw boobu mu ngi ko taw barki démb ñëpp xam nañu nawet bi nee nañ commencé woon na juin booy xool à l'intérieur du pays fu mel ni ay Ziguinchor ak dëkk yu ko wër mu ngi taw normalement mais déggoo fa yenn dégâts yi kon Dakar en réalité tawagul lii bu amee rek ñun ñëpp ñu commencé di indiwaat interroger wu rek c'est parce qu'il y a un problème nañu xaar Mouhamed maa ngi ñaan yàlla tamit bépp taw bu mu fi taw rek yàlla bu mu ëndaale musiba loolu dama koy ñaan ci sama xol laa ko tibbee ne ñu ngi mois d'août duggagul te yaakaar naa moom la olof yi tuddee weeru wax set ñu ne boobaa dañu mel ni asamaan dafa mel ni dafa bënn lépp lu muy andi rek yàlla nekk xéwal mais loolu dafa am fu mu ñuy yóbbu c'est vrai sama vis-à-vis wax na ko bu dee problème mu d'aménagement problème mu restructuration problème mu assainissement mais nañu waxante dëgg wax na ko léegi daf ci am loo xam responsabilité état parce que boo dee ba reconnaître ne y a des zones non aedificantes yi ce qu'on appelle des zones inondables nga ne ay nit ak a tabax te nit ñooñu bari na ñu fa tabax boo leen laajee ñu génnal la kayitu nguur ne la ñoo ma jox sañ-sañ ma tabax ñeneen dinañ la génn autorisation de construire ñeneen ñi dinañ la génnal au moins benn permis d'occuper wala benn délibération en tout cas li leen may sañ-sañ ñu tabax te li ma si ñaawlu rek mooy jamono jooju ñuy tabax et pourtant créé nañ fi ay structure fu mel ni ay des ku mel ni Descos mais ñoom li leen intéressé rek mooy en cas de dépôt d'une plainte maanaam ñaari ñuy xëccoo kër ñu ni est-ce que war ngaa tabax wala waroo tabax en attendant arrêté la wala ñu fekk nit kuy tabax ñu ñoo fekk toj lépp rasé ko à l'absence d'une décision de justice en ce moment d'autres Sénégalais yi nga xam ne ay autorités maanaam au plan local nga gis ñu jox la benn acte administratif portant attribution de parcelle te nga xam ne zone bi ñu leen koy jox da ngay gis ni moom mi ñu koy jox day xam ne fii kàmb la fii buñ ko fi tabaxee ndox dina fi daje et pourtant au vu et au su de des autorités ñu en toute impunité ñu bàyyi leen ñu tabax tant que amul kenn ku ñëw revendiquer terrain bi rek da nga naan sa terrain donc n'est pas litigieux il y a pas lieu ou il y a pas urgence d'exercer un contrôle sur l'occupation en tant que telle du sol loolu nag bu ñëwee jeexital gi mooy day delluwaat ci état qui est responsable en dernier ressort beneen interrogation bi loolu day mënuñu ko sottee parce que tamit bu ñuy wax sànq plan décennal c'est parce que dafa am lu fi génn ci koppar te koppar yi li ko taxoon a jóg mooy ñu xeex li tudd mbënd ak fi nga xam dañoo jàpp ni mu mel ni ko yàlla tracé doomu aadama mën na ko soppar ñi ba nga xam ne bu ñu fay dëkk comme ni ko yenn dëkk yi di defee def fa ay moyens ba nga xam ne bu ñu fay dëkk du indi yenn dégâts bu taw amee wala bu leneen amee mais nit ki taxaw ne après évaluation on aurait mis je le mets bien au conditionnel 700 milliards de francs CFA. Abdoul Mbaye wax na ko. 700 milliards de francs CFA ay officiels wax ko ñu ni def nañ ko ci mbënd mi te boobu ba tey saa yu tawee benn taw ñaari taw mu mel ni en réalité 700 francs sax defuñu ko ci mbënd mi. mais maître am na sant suñu DG am na lu may ma rek waaw dem moo tax ma ni la bu ñu yàkkamti parce que su ma sañoon fu doon taa du taawati man su ma sañoon fu doon taa du taa man loolu mooy sama yéene parce que en réalité pour mettre de côté la politique politicienne nañu xam ne Sénégal ñi fi dëkk ay sénégalais nañ kon ñi siy souffrir tey jii lépp lu leen mën a arrivé ñun ñooy ñëw taxaw di solidariser wu man yéenewuma kenn sax këram asamaan si di tox ñu ni këram mu ngi tooy mais dama ni dafa teel ñu wax tawagul sax ñu commencé naan non fii da doon taawatul déedéet nañu bàyyi ba fin août
wala début septembre ñu ni fii de gannaaw ba yàlla defee li muy def te muy gën mooy tooyal na dëkk bi wàcc na fi ndox mu am solo gannaaw ba mu fi daan tawee ni taw bu mel nii nee la daan mel taw na fi lii melatu ko man foofu laay waxee parce que tamit bëgguma mois d'août ñu toogaat fii ñu ne yéene ni woon fii foire taawatul ñu ne la foire maara day taani musiba am na fa bëgguma mois d'août ñu tooga fi ñu ne Pikine Guédiawaye ñu ne Dalifort comme ni ñuy wax Bambey yéene wuñ ko mais bëgguma ñu toogaat fii dans quelques jours ñu ne la ñu waxoon woon ni na may dendaleeg loolu tamit na leen am na foo xam te ni nii daanul taa te xaj na ni ñu doxalee ak dëkkuwaay commencé naa taa tey fu mel ni Kër Massar yaa ko wax léegi problème baa nga fa ba tey dégg naa sax ñu ne waa ADM créé nañ fa benn bureau pour nga xam ni permanemment dañuy ñëw di contrôler avec les motopompes ñuy génn di évacuer ndox mi fu mel ni mbaaw mais mbaaw bu tawee nu muy tawee da ngay gis ne mbaaw géej lay doon te mbaaw daanaka fii taa ci mbaaw si tefes gi la nekk te loolu daanul am xaw ma da leen ci bàyyi xel ñu bëri dañ doon dem di njëkkante di dëkk taatu tefes parce que ndox bu fa ñëw danaan seey mais da ngay dem léegi mbaaw da ngay nekk si booru géej gi tëmb boo leen fa demee tey ji ngeen laajte Castor ba may ñëw xam nga maa ngi masawu sama bopp di masawu ñeneen ñi jaar Castor xam nañu jamono ji dafa inondé coupé carrément oustaz nee na foofu la jaar coupé carrément oto yëpp dañuy teggi boo ko demee da ngay yaakaar ni dex la mais fu mel ni Rufisque kenn waxu ci dara mais nañu bàyyi xel tamit les régions du Sénégal Kaolack mais waxuma la problème d'assainissement mais problème ordure bi fa nekk rek te bu nawet ñëwee muy jaaba ak jonge mais dafa dem bay créer sax benn problème boo xam ni day déteindre sur la santé publique des citoyens loolu tamit nañ ci bàyyi xel may wax nii rek gannaaw ba ñu jàngatee loolu yëpp ñoom ñu taxaw wax ñi nga xam ne ñooy gouvernement ne def nañ ci 700 milliards mais dafa jot nañu teg loxo ci loolu parce que en réalité loolu toll noonu ci xaalis buñ ko injecté pour rek régler problème inondation yi problème aménagement yi tey ñu ñëwaat taxawaat tawagul sax ñetti taw yu am doole ñuy taxaw di wax naan non inondation jeex na fii ak inondation des na fa léegi nangam sangam loolu laa wax dama ne nañ ci def nanka di ñaax nag encore une fois man dama ni su ma amoon 1 milliard war ko ci def dama ko ci def waxuma la jàppale ko le pouvoir en place de mais jàppale ko au moins état parce que je pense que li nga nii bu ñu ko réglé wul bis dina ñëw maar des temps yi parce que nit benn barab di nga ko defar ndox ñëw mu mel ni mosoo faa defar dara damay faral di wax ni ku bëgg a xam doole yàlla da nga koy xool ci ndox ak ngelaw olof dañu ndox du fàtte yoonam ak loo fa mën a def te defoo ko mu jaar yoon bu ndox ñëwee nga xam ne yàlla rek moo bëri doole kon mbir mi kenn du ko caaxaane te bëgguma problème nekk benn problème bu endémique maanaam loo xam du fi mus a jóge comme ni ko siburu nekkee ñu ne loolu du fi mus a jóge nañ ci def attention te wax ni évaluation teel na trop nañu ñaan ñi war a liggéey dans la prévention nañ ci taxaw renforcer les moyens dans l'anticipation encore encourager leen pour ñu gën ko def parce que loolu mooy mbir mi te bañ a ñëw rek bañ a gaaw tàccu rek ne voilà fii gañe nañ ci point fii gañe nañ ci point alors que suba wala gannaaw suba rek di nga gis ni la nga waxoon mën ça peut être plus valable parce que en réalité la donne a changé. D'accord.